ngi tudd Souleymane Diouf di journaliste dëkk Fann juróom benni at jiite naa ko li ñuy wax foofu conseil consultatif de quartier nekk naa président conseil consultatif de quartier pendant 6 ans tey nag li indi wax ji mooy coow li nga xam ni li ko jur mooy mur bi maire bi di réaliser ci canal 4 canal 4 donc moo jógee en amont booru Colobane traversé quartier Fass Point E séparé dox diggante maanaam Gueule Tapée ak Fann maire bi décidé def fa benn mur ndax moom dem na ba jamono mu xalaat ak ñi dëkkee Fann ne def mur bi solution la pour wàññi nuisance yi nga xamante ni canal bi mu ngi koy indi mu indi coow ci diggante waa mairie bi ak waa ministère ñi yore assainissement aménagement du territoire ak habitat ndax yàlla dafa dogal ñoom ñaar ñëpp fii la ñu dëkk ci biir commune bi muy donc par l'Assemblée ci mairie bi ak Abdou Karim Fofana yor ministère boobu ci biir liggéeyam mu yor pàcc bi nga xamante ni moo yor assainissement donc canal bi ci autorité am la nekk foog naa ni dina baax balaa ñuy dugg ci le vif du sujet ñu seet canal bi lan mooy problème canal bi en réalité parce que canal bi ñu koy concevoir bi ñu koy defar pour ndoxi taw yi la woon canal bi ndoxu taw a taxoon ñu def ko maanaam bu daan taw ndox yëpp daje jaar ci canal bi dem géej ñun am na lu ñu ci dund ndax bi ñuy gën a nekk xale dañuy wàcc paaraay ci canal bi ñun bi ñuy gën a nekk xale dañuy wàcc di def di football ci biir canal bi di petit camp ci canal bi mu set ndox mi bu jàllee après dara desatul ci canal bi daan dañu gis sax parfois vague yi jóge géej dugg si ci biir conduire yi ba sore ci biir mais loolu jamono la woon canal bi jamono daf ko dab li ko indi benn mooy ñi yor assainissement ci seen bopp ñoom ñoo dugg benn moment ci laxisme nga xam ne embranchement branchement bu ñu war a def mu jógee Point E wala Fann wala Fass wala feneen dañ koy daal di utal yoon mu ñëw ci kondir gi waa université li ñu tabax li mujj ci fanweeri at wala ñeent fukki at yëpp bu ñu soxlaa lu ñuy évacuer ndox wala leneen canal bi lañu gas indi ko ci population yi tamit di sotti ba mujj gi ñu def ko sottikaayu mbalit canal bi jamono daf ko dab li ko taxoon a jóg muy ndoxu taw yooyu daan daje di jaar di dem géej dafa am leneen lu ci nit ñi dugal muy ñi nga xamante ni mooy autorité donc yi yor assainissement muy surtout waa université ak population yi ci seen bopp parce que ñoo ko def dépotoir d'ordures canal bi donc fonction bi ko taxoon a jóg mënatu ko jouer régulièrement dañ ko daan curer daan nañ ko curer 1-2 fois par année ñun am nañ ci souvenir yu leer ci suñu xel ndax dañ daan faral xam nga xale rek di tooñ ñi daan dugg ci biir conduire bi di curer ak camion yi fi ñu daan duggee ci buntu de la Fass la janoolo ñoom lañ daan tooñ daan leen woowee pas conduire ba Fann amoon nañ tradition boo solee bot ci xale ñu ne la daalu pas conduire nga sol donc dund nañ loolu aussi ci Fann mais tey ñu yegg si ci jamono boo xamante ni wax dëgg yàlla du rek xeet yi parce que ñiy romb xëy na xeet yi la ñuy mën a ràññee ci bu ñu yeggsee ci Fann mais am na yeneen yoo yaa ngi fa bare lool kaña yaa ngi fa bare lool ndox mi mënatul dem parce que mbalit mi bare na ci biir canal bi donc bu maire bi ñëwee proposé waa Fann ñu waxtaan ñu ne lan la ñu mën a def ñu ne ñoom li ñu am ci moyen ak ci seen cër mooy mën nañu dee def mur boo xamante ni dina wàññi nuisance yi li dox diggante canal bi ak nit ñi mur bi séparé ko canal bi ak kër yi ak tali bi mais bu ko séparé ba pare dafay def pavage ensuite ñu aménagé ko def ko espace public bu nit ñi mën a féexlu bi ñu waxtaanee tënku population yi adhéré donc liggéey bi door sans anicroche mais dañu dox ba tuuti ñu dégg waa ministère boobu jëkk dégg sax lañ ci jëkk am ne
dañuy arrêter travaux yi mais mujj gi ils ont tenté de mettre à exécution leurs menaces dem nañu ba jéggi loolu ba ñu gis ay autorités yu fa ñëw taxaw ne dañu war a arrêter liggéey bi ñun nag comme ñun ñoo waxoon ak maire bi ñun ñoo ko bëgg mais ñun dañuy seet fan la suñu intérêt nekk dans l'histoire mooy même bu fekkee c'est pas une solution définitive pour la première fois ñun ñi nga xamante ni ñooy dund nuisance ci canal bi ñu gis autorité boo xam ni nee na mu ngi ciy jëm dara ba ñëw laaj ñu wax ak moom déggoo ci loolu ne moom la ñuy def moo tax ñun tey taxawuñu taxawaayu politique dama bëgg mu leer taxawuñu taxawaayu politique mais dañu taxaw pour projet bi nga xamante ni maire ñun la laaj waxtaan ak ñun ba ñu ne ko bëgg nañu loolu doy nañu ñun ñu défendre suñu projet parce que nag suñu cadre de vie la aussi ñun ñoo fa dëkk nuisance yi ñun ñoo koy dund tey liggéey baa ngi continuer mais am na li ñuy wax ay valse hésitation parce que autorités yi ñu ngi dem di ñëw te comme dañuy politique nag yenn saa yi nga for ci weewu nag ci diw neex mais ñun dafa am foo xam ne bëgguñu fa yegg mooy ñi dëkk Fann dëkk bu yàgg dëkk bu rafet tey ñu bëgg a taxaw canal bi tax ba ñuy féewalu am ñiy jaar ñi loolu duñ ko nangu ci suñu biir kon ci projet boo xamante ni en réalité ñëpp la arrangé te bi maire di wax les gens avaient adhéré les gens l'avaient salué nit ñi la ñu woon ñoom ñoo ko bëgg maire déggoo ak ñoom ci def ko mais tey bu ñu ci dugalee politique dañuy kii la rek parce que politique bi lan la Pala Samb mooy maire bi fii la dëkk Karim Fofana il est en face il a certainement des ambitions à la mairie ce qui serait tout à fait normal mais je crois pas que le canal puisse servir de prétexte pour ouvrir les hostilités c'est très tôt les élections c'était en décembre le président a décidé de renvoyer à 2020 donc les gens peuvent voir venir mais nañuy seet li nekk intérêt nit ñi ñu ànd ci ak nit ñi bu politique jotee ku nekk ci ñun far fa nga bokk bu fekkee politique daf laa intéressé mais lii moom suñu projet la te ñun ñoo koy défendre on se doit maintenant à la vérité ñu leeral yenn yi aussi parce que dégg nañu le directeur général de l'ONAS Gueule Tapée la dëkk xam na conduire ki normalement parce que ñun Fann la ñu dëkk ci versant bi moom mu ngi dëkk ci beneen versant bi ci Gueule Tapée mu wax ñaari yëf yoo xamante ni dañu bëgg mu dalal xelam benn bi mooy dafa ni mairie bi dañu am projet wu def ay cantine ci fi ñuy pavé nii ci booru canal bi versant bi nekk côté Fann ñoo ñuy rassurer population wu Fann yi ne ni ñu amee fulla taxaw ne canal bi suñu projet la bëgg nañ ko noonu la ñuy amee fulla bu jotee ne bëgguñu cantine ci canal bi ak feneen ci biir quartier bi parce que xajoo fa ñu ngi bëgg boutique yi nekk ci mbedd mi ñu ngi ciy waxtaan ak maire am na boutique yoo xam ne ay buvette la yu ñu teg ci diggu koñ bi ñun dañu bëgg mu dañ on ne rêve pas d'avoir des cantines dans notre quartier xalaatuñu loolu bëgguñu cantine te maire bi xalaatul def fa cantine li mu ñu wax leer na ñu ngi koy pavé ay bancs publics lañ fay def foofu la ñu toll ak moom ñaareelu yëf bi mu wax ci émission boobu jàkkaarloo du tudd foog na pour ne pas les nommer dafa ni ñoom projet bi ñu am bokk na ci loolu nu mu tuddati dugg ci biir canal bi curage du canal moom bu fekkee moom directeur ONAS xamul canal bi mais am na loo xam ne balaa ngay dem ci émission télé di ci wax da ngay maîtriser éléments yi parce que canal bi dafa màbb oto bi mu faa dugg ñi fa mujj ñëw Léna Fall Diagne la bi mu nekkee maire Gueule Tapée Fass Colobane ñëw na fa ànd ak Mamadou Diop ak technicien wu communauté urbaine yi ñu dugal oto yi ngiru daal bi dafa affaissé wu à partir de pont bu bees bi jëm Claudel daal bi dafa affaissé wu ba géej donc moom mu ngi wax curage mais xamul lu nekk ci canal bi et il n'a qu'à se rapprocher maintenant seet dossier bi xoolaat ko bu baax xoolaat ñi nekkoon communauté urbaine bañ fañ ca tollu woon parce que ci jamono ak Mamadou Diop dem nañ ba benn moment ñu wax waxu tëj ko ndiir bi
mais waa Union européenne experts yi ñëwoon ñoo leen ni c'est explosif loolu boo leen ko defee c'est une bombe écologique baaxul ci environnement bi baaxul ci nit ñi c'est-à-dire li muy jur ci désagrément moo ëpp li muy jur ci lor moo ëpp ñoom ñu reculer mais amoon nañ partenaire technique yu ñëwoon di xool caytu ko donc li waxu conduire gi nañu seet déggoo ci kii mairie la yor am na ay moyens am na yéenay def déggoo na ak population yi mu ngi def que le état la fii la dëkk am na lu mu soxla conduire gaa ngi nii am na lu mu fi mën a def loo xam ni maire defu ko mais même bu fekkee li maire def moo tax mu jóg na jóg mais na seet lu pertinent waxtaan ci ak population yi parce que tey foofu la nit ñi toll aujourd'hui il faut associer les gens et en amont il faut discuter avec les populations ci li nga leen bëgg a defal expliquer leen ko ay experts wax ko ñoom ñu weccee seex yaa bi delloo leen bëgg nañu wala bëgguñu lii moo ñu doon gënal ñu wax ba déggoo ci dara nga xam ni loo fa def ëllëg population yi ñoo koy sàmmal seen bopp parce que dina fekk loo xam ne ñoom ñoo ko bëggaloon seen bopp mais di appeler les uns et les autres à la raison et à privilégier l'intérêt des populations dans cette histoire maire li mu yëkkati moom population yi ñoo ci déggoo keneen fu mu mënti jóge ak xalaat bu mu mënti doon nañuy waxtaan ak nit ñi bu fekkee lu pertinent la ñu yokk ci li ñuy def mais daal fi mu nekk nii mur bi pavage bi ak projet bi fa am projet Fann la projet population bu Fann la et nag suñu projet dinañ am fulla bu day ni dina yegg ci jàmm incha allah dans le bénéfice exclusif de Fann et des populations de Fann.